juddoo fii ci Kër Massar, Mbacké Diop bokk ci famille baykat. Jamonoy dox mu bokk ci parti bi ñuy wax PS muy parti socialiste. Nekk ci boobu parti terewul benn yoon mu di ko booleeg liggéeyam maanaam doon agent Sotrac. ci atum 1992 ca la nekkoon conseiller municipal bu Pikine. Jamono yooyu metti woon lool ci moom mu daldi xuus jàll ndax xarañam ak jàmbaarteem. ci 1996 bi Kër Massar nekkoon commune moom mile di Mbacké moo fi njëkk a nekk maire. juróom ñetti at ci kanam ci la waa Kër Massar renouveler seeni confiance muy ñaareelu mandaam. muy ku fonk julli juróom xawatina doon taalibe Cheikh di soppee Serigne Mansour Sy borom daara ji. bokk ci ñi nga xam ni waa Kër Massar duñu ko fàtte ba mukk. moom moomu lañu dalal tey ci seen émission référence. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi tey nag dañu ñëw seet si koo xamante ni dootuñu leen ko présenté d'après ni ngeen déggee historique bi xam ngeen ko mu nekk ci dëkk bi nekk doomu dëkk bi bala ma ciy sori damay ñëw daal di koy jox mu nuyoo. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant waaye di am mbégte bu baax nag ci émission bi ñuy def ndax émission bu ñuy def ci Kër Massar waaye ci télé Kër Massar loolu ndam la rawatina aussi télé Kër Massar bàyyi xel ci doomu Kër Massar ba jaglal ko émission bi kon yaakaar naa ne ñun ñëpp dañ ci war a jóg jàpp ci vulgariser ko ba képp ku nekk dëkk bi wala nga nekk feneen aussi lépp loo doon séntu ci Kër Massar te gis ko nga am ko ci. donc ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla ci weeru koor yi waaye nag di nekk seen disposition ci question yu nu mën a poser lu ñu ci mën a waxtaane jërë ngeen jëf. waaye ñu ngi sant yàlla bu baax parce que effectivement dañu dugg Sotrac nekk xale bu ndaw à l'âge de 20 ans ci ndigalu nag sunu waajur boobu dañuy bàyyi sunu njàng dugg ci te wax dëgg yàlla sax du woon une nécessité absolue ci wàllu xaalis. waaye sama papa dafa nekkoon ci buntu këram moo doon termisu kaar yi mu am lanteeg ñoom te xañ na booba Sotrac beneen valeur la kon ku nekk daf ci doon bëgg ak dugg mu am relation directeur bi ñu dugal ma ci ma commencé woon da ci liggéey wax dëgg yàlla lu ñu am ñu bokk ko ba yàlla dogal ci ndigalu waa dëkk bi te loolu maa ngi ciy gërëm koo xam ne sama kilifal te génn naa dina muy Mamadou Dieng ñoo waxtaan ak sama papa ne ko dañoo bëggoon Mbacké dugg ci politique bi ba dugal ma ba fal ma ci secrétaire général adjoint wu section wu PS bu Kër Massar te fekk sax man maa ngi àndoon ak équipe bi ñu dem football ji fële Géejawaay xam naa bu nee football nag dina jaaxal ne footballu ma woon mais dama doon ànd ak équipe bi rek équipe nawetaan bi ma ñëwee la ma sama kilifa ne yow kat dan laa fal te ku xamoon sama kilifa gi bu la waxee dara doo ci teg baat man nangu ko te wax dëgg yàlla rëccuwuma ko. waaw ci kaw loolu nga daal di dugg ci politique bi naka nga doon booleeg nekk agent Sotrac en même temps nga commencé laal ci politique bi naka nga daan boole ñaari yëf yooyu. waaw boobu nag xam nga yàgg na parce que en principe boobu sax yeneen parti bu amee parti bi fi amoon PDS la woon te xaj na sax reconnaissance bi desoon na kon xaw na yàgg. dañ ko doon alterner booba pratiquement boo xoolee c'est le PS moo nekk fa fu nekk. Kër Massar nekk une sous-section maanaam ànd ak Malika mais responsable sous-section bi di noonu dem si yàlla Mamadou Diouf ñu jiital ko jël Abdou Ndiaye mu topp ci après man ma topp ci ginnaaw di kurti pour njariñu Kër Massar te loolu yaakaar naa ne bu nee ba ci biir dina am noo xam ne lu bari tey moo jur li ñu fi ñu toll tey lii. waaw nga nekkoon fa conseiller ci biir ville bi boobu nan nga ko dundee woon foofu. waaw mi ngi de loolu première année bi après dem na xam nga booba coordination bi Alioune Samb moo ko jiite woon ñuy dem premier mandat Alioune Samb moo doon maire Pikine Guédiawaye bi ñu jógee ci maire Pikine Guédiawaye nag la ñu def la ville de Pikine bi ñu defee la ville de Pikine en ce moment là ñu fal Kabirou Mbodj ci laa nekkoon conseiller municipal comme man maa ngi yoroon section Kër Massar nag logique pour logique waroon naa mën a nekk ci adjoint yi mais adjoint dafa xatoon Kabirou di sama kilifa ñaan ma def ma président commission waaye cërale ma nag lu rëy Abdou Ndiaye mi ma doon àndal mu def ko président mu def ko chef division à les marchés muy njariñ boo xam ne tey
lépp lu mu am lu ñu ci andi jóg na Kër Massar kon bu ma ñàkkee lële tim ko benn côté bi am naa ci loo xam ne lu ëpp la parce que ay teraanga yu bari dugg na ci te Abdou Ndiaye moo ko fi dugal te gannaaw grâce à Kabirou Mbodj bi ko faloon chef division à les marchés. maanaam rôle bu am importance boobu nga amoon foofu ba tax Kabirou Mbodj wóolu la teg la ci wetam ban relation ngeen amoon yow Kabirou Mbodj. waaw xam nga Kabirou moom loolu dafa continuer ba léegi jàpp naa ni semaine passée rek ñu ngi doon réunion këram Kabirou moom moo doon ak suñu kilifa yi tool yu bari fii ñu ko am fii Kabirou Mbodj tax ndax Kabirou Mbodj moo defar tali bi jógee Kër Massar dem Niakoulrab te mi ngi ko doon def ak ci temps wu Mamadou Dia ci effort population bi ay tracteur lañ doon andi population mobilisé wu dem di wuti ay coquillage ñu def tali coquillage Kër Massar continuer ko ba Niakoulrab suñu kilifa yi pap yi cërale ko lu rëy jox ko tool boo gisee tey toolam mi ngi ba tey tool Kabirou Mbodj di nga ko dégg xam nga xale nga waaye di nga ko dégg tool Moustapha Niass bii tey dendeek tool Kabirou Mbodj Kabirou moo ko jiwtoon jox ko Moustapha Niass tool Amadou Diop Sylla tool tim ci Kabirou Mbodj la Sidaat bi am tool fii Kabirou Mbodj la ak yeneen tool yoo xam ne tey booba du woon dara mais paay suñu papa yi xëy na am nañ yërmande gu baax goo xam ne bu ñu gisee ku leen defal teraanga ñu daggal la Kabirou nag bu ñu ko defal bañ ko daggalee tool bi la xalaat yeneen tey Moustapha Niass bi tey ki entrepreneur kiw Ndiaye moo moomoon tool bi si la ko Moustapha Niass jëndee ba tey tool Moustapha Niass mi ngi ba léegi. waaw en fait bi ñu nekkee xale bu ndaw nekk conseiller xam nga Demba Seck ak Mbao Kër Massar benn la wax dëgg yàlla ñu dem ba benn coordination bi ci lañ nekkoon damay nekk lu ndaw di seeti Demba Seck mu nekk adjoint maire Alioune Samb fële ci Guédiawaye takk ko nag quoi mu bëgg ma trop wax dëgg yàlla ñuy ànd ak moom ba tey bi ñu defee 7e coordination bi ñu ko érigé itam dañuy mujjoon dem politique bi avancé ba Kër Massar ak Mbao nekk benn coordination bi mu nekkee benn coordination ñu mujj ko léegi divisé waat def commune bu nekk coordination loolu tax Mbao dem ak Kër Massar kenn ku nekk sa coordination mais Demba moom dem naa ba ma nekkoon premier adjoint bi mu jógee nag PS dem PDS man ma continuer yore coordination bi tey loolu laa def tey ba fayee ko tey Abdou Ndoye mii tey gannaaw yàlla bu amee coordination bi ci ñun la jaar. ma bëggoon nga wax ñu tuuti si rek les derniers instants avant la naissance de la commune. waaw bu njëkk comme li wax bu njëkk conseiller woon lañ ne dañ daan jógee fii dem Pikine di lijjanti foofu pour jéem a andi boo xoolee tey le foyer des jeunes bii tim bi ñu koy am booba commune Pikine la woon booba conseiller la ñu woon soo jógee actuellement tey nga ñëw tey ci Kër Massar actuellement bi ñu ko érigé nag commune la mooy la loi 96/07 en mois de décembre donc dañuy fexe ba créer 16 communes d' arrondissement ci loolu nag kenn ku ne da nga demoon à la base nga lijjanti ji en ce moment Kër Massar rëyuloon noonu parce que premier conseil municipal bi 36 conseils municipal la ñu kon nga war a xam ne bariwuloon population bi bariwuloon ñu érigé ko muy loo xam ne dara nag nekk fi ñu nekk nag yàlla dogal na suñu kilifa yi dinu jàppale parce que foo xam ne tey amoo woon sax siège bu ñu teg mairie bi ci foyer des jeunes bi lañ ko érigé woon foofu ba ñu génne donc pendant des mois et des mois bureau mairie bi mi ngi nekkoon donc suñu sa oto bi ngay am te boobu sax amuñu oto dañoo yëg di wàcc di lijjanti ay stable fii dend seen noonu lañ taxawalee ba installer la commune là. voilà damay daw génn tuuti xam nga mënuñu ñëw toog ak yow tuuti ba pare duñu waxtaan tuuti rek ci historique gu Kër Massar ñu bëggoon a xam lan moo waral turu Kër Massar. en fait Kër Massar moom day léeg-léeg maa ngi déglu ko rajo bi Sud FM kii di laaj naan benn auditeur woote ne Kër Massar la dëkk mu ne ko ani Massar mu ne ko Massar nga fo Kër Massar moom moo tax ma la jëkkoon wax ne bu defee historique bi Kër Massar day naan Kër Massar banxaas la ak ñaanjoraan banxaas ak ñaanjoraan moo jur Kër Massar banxaas mooy fële ci jumaa ji ni fa nekk tey te famille yu Massar Dieye ne fa ak waa famille Abdou Ndiaye ñoom ay mbokk lañu tey ba léegi ñoom ñooy hérité tey boromu dëkk bi soo ñëwee fii ci ñaangoraan nag mooy fi ñu dëkk noonu fii famille Dieng la ak sama papa di jarbaat ci biir Modou Mbaye Dieng kon noonu ñoom ñoo taxaw sañc fii ba tey boo xoolee tey ci wàllu coutume ñu ngi doxal ba tey
ne entre Njeng ak Diop ñoo taxawee fii ni bànqaas nekkee entre Si Dia Ndiaye noonu ngay waxee ne fii actuellement entre Diop ak Dieng léegi nag mu des nag kër Alaaji Paate benn kër la woon kër Bakka kër Alaaji Amadi mooy Medina Kel kër Abdou Xarjata mooy Daaru Miset di koy wax kër Abdou kër Samba Aminta yooyu ay kër la woon xam nga pël yi ils ont tendance chaque fois bu ñu ñëwee du ñu dëkk ci biir dëkk bi dañuy dem créer wu benn genre village bu ndaw ci kaw mu nekk benn kër am fa seen i nag ak seen i xar nekk à côté soo daan jógee ci kër Massar di dem kër Samba Amit da ngay dox diggante la boo xam ne dara newu fi kër Bakka la même chose kër Alaaji Paate noonu loolu nag mooy dem ramification yi di ñëw ba tey jii boo xoolee tey dëkk yooyu dëkk yooyu ñu tuddee dëkk ay quartier la yu mag ay ñetti nekk na ñetti quartier ñeent ba fukk ak nangam boo jëlee Daaru Miset aujourd'hui dem na ba ay 12-17 quartiers Alaaji Paate la même chose loolu nag moo constitué wu Kër Massar léegi nag dans le cadre nag de la décentralisation l'État a compris que war na déloger nit ñi le projet des Parcelles Assainies moo njëkk ñëw moom lañ njëkk a implanté ca Kër Massar bi maanaam ñu ngi ko tuddee sax projet Parcelles Assainies Malika fekk na en principe ci biir Kër Massar la nekk boo nee ba ci biir ba ci décentralisation lañ ko lañu réglé loolu mais tey dans les archives des Parcelles Assainies ba léegi tey boo ko xoolee Parcelles Assainies Malika la ñuy wax fekk na Kër Massar la léegi nag bi mu toggee tuuti un promoteur bi ñuy wax Mañang Seck boo xam ne mi ngi doon Banque de l'Habitat moom tim am projet ñëw installé Aynou Mady gii kon boo xoolee tey léegi ni ma la dicté leen boo xoolee Ñaangoraan Banxaas nga xool léegi yeneen quartier yi nekk yeneen dëkk yi pël yi nekkoon à côté nga xool Parcelles Assainies nga xool Aynou Mady boo ko seetee presque ay Arafat nga ciy boole ak yeneen quartier yi Kër Massar daal di taxaw kon noonu mooy un peu l'historique parce que muy dëkk boo xam ne yàgg na parce que ba nga naan wax Banxaas di wax Ñaangoraan boobu da nga naan Kamb da nga naan Buun Malika ak ay Caare loolu donc mooy ci gàttal am na ñoo xam ne xañ nañ ay kilifa yu ma gën a xam mbir mi mais jàpp naa ne bañ fi nekkee ba léegi war nañu comprendre ne loolu mooy li gën a dox ne Massar nag yàlla baaxee ko ba nga xam ne tey am na dëkk yu fi nekk yoo xam ne tey wax dëgg yàlla li ñu yàlla baaxee lu bari amuñu ko. ñu seetlu aussi comme ni nga ko waxee nii si Parcelles Assainies yi seetlu nañu am na 1 2 3 4 5 6 mais bàyyiwuñ fa xel 7 ak 8 mu continuer dem ba 16. waaw loolu day vraiment dinaa ci kontaan trop parce que yàlla dogal na loolu moom suñu mbiru bopp la. xeex bu metti la woon ak Parcelles Assainies unité 7 ak unité 8 mooy Daaru Miset. unité 7 ak unité 8 boo ko xoolee ci ist mooy Daaru Miset parce que Daaru Miset dafa installé mooy Kër Abdou. ba ma installé woon nag léegi ñu jàppoon ci doon jàppante ak population bi ak Parcelles Assainies ñu dem ba tey bu benn directeur bu ñuy wax Mamadou Lamine Diouf ak man mii ak Cheikh Tall Ba ñoo dem discuter di négocier bañ bàyyi unité 7 bi ak unité 8 bi population bi sax mën naa wax ni tey ku ca doon cotiser de créer sa association Parcelles Assainies xaalis ba sax Parcelles Assainies da leen ko delloo kon gannaaw yàlla tey ñoom ñu ngi dëkk ci titre foncier boo xam ne état bi moo ko jënd te loolu Léopold Sédar Senghor moo ko jëndoon ci lébu yi parce que tim suñu kilifa yi pour problème yi naan am ak lébu yi moo di boo demee Tëngéej boo demee Mbaaw ñoom seen i tool ci biir Kër Massar la nekk te ñoom am nañu chance dem tiitre seen i tool malgré que ci Kër Massar la nekk tey dañ buñ ko tiitree ñoom historiquement ñoo ko ba léegi ces contentieux existe maanaam ñoo nga dëkk Tëngéej seen i sët ba léegi tey ñu ngi ñëw ñuy waxtaan ak ñoom ñu baax nag dañu comprendre parce que xam nga foo am nekk 30 ans 40 ans 50 ans même bu fekkee diwoo ko moom tim di nga am waxtaan boo xam ne parce que ñoom ay lébu yi ak Kër Massar benn la ñu woon. kon parce que titre foncier Parcelles Assainies bi état bi moo ko jëndoon moo ko jox Parcelles Assainies yàlla dogal na Daaru Miset bokk ci biir ñu waxtaan ak ñoom ba ñoom ñu bàyyi leen délimité ko def fa tali donc waa population bi nekk soog a continuer di gérer seen mais ba léegi tey le titre existe au nom de l'État. kon boobu moo tax boobu léegi da ngay dégg forêt classée de Mbao tey boo xoolee bu fekkee da nga jëm ci route nationale bi forêt bi yëpp dafa am côté boo xam ne sax xel day nangu ci Kër Massar la bokk mais ba léegi dafa am ay litiges Mbao la bokk Kër Massar la bokk mais ba léegi amuñu ci loo xamante ni duñ mën a tënk.
waaw loolu xam naa bon c'est un problème un peu compliqué parce que ñun dañuy dañu judd fekk ñaan forêt de Mbao bon forêt de Mbao loolu moom lañ fekk bu njëkk sax wax dëgg yàlla bi ñu daan téléphoné fii téléphone bi demeewul noonu bi ñu nekk xale bu ndaw booy téléphone da nga naan pour le 3A Mbao du doon jaar Mbao soog a téléphone bi jàll nga xam ne kon avancement am na léegi na xam nga décentralisation moo toll bi ñu nekkee premier maire bi tim amoon na ay conflit de délimitation ba léegi ça a existé on a géré nag parce que en ce moment c'était moins grave parce que bu fekkee benn parti presque moo nekk au pouvoir nekk presque dans toutes les communes il y avait une compréhension mutuelle entre Kër Massar ak Malika entre Kër Massar ak Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud Sicap Mbao ak Mbao mais boo retourné aussi aujourd'hui c'est plus grave actuellement quand on a créé la commune de Jaxaay Ñàkkurab kon ñoom seen appellation bi la je pense que amoon nañ ci ay réunions yu bari aux dernières informations dégg naa ñu ne ils nous ont arbitré pour mettre aujourd'hui la forêt au côté de Mbao loolu xam nga mënu ci sori parce que administration mais en tout cas je peux persister que en son temps bi ñuy installé tey les 2 stations d'essence yii tey muy arc bu ñu waroon defar ñaari station Total yi il était prévu des routes secondaires yoo xam ne maanaam sëy bi nekkoon waa Touba Waal moom la discuté woon nag ba président autorisé ko ñu implanter les 2 stations d'essence dans l'entrée de Kër Massar mais avec que moom sëy def ay routes latérales le long de la forêt benn route boo duggee moom moo war a jëm ba dem Boune benn route bi moo demoon waroon jëm côté Linguère tout ça n'a pas été exécuté et je m'en veux pour preuve l'implantation bi ma defoon tey au niveau de ci bi ñaari diggante mooy le marché de poisson man mii maa ko fi defoon parce que boobu il fallait déloger les gens yi nekk ci au croisement pour que ñu am fu ñu jaayee ñu def fa marché jën bi foofu. waaw ci kaw loolu boo xoolee contentieux ni nga ko waxee sànq mi ngi je crois que mi ngi exister boobu ba léegi ndax da ngay dégg ci histoire am na ci ñenn ñoo xam ne dañ naan ku tudd Ali Sy moo sanc Kër Massar am ñeneen ci côté ñu ni Massar moom moo sant Kër Massar moo sanc Kër Massar donc Massar moom lan la def ci Kër Massar réellement. waaw loolu moo tax ma ne moo tax ma dugal leen ñoom ñëpp dama ne. Banxaas da nga naan Sy. muy Ali Sy da nga naan Ndiaye da nga naan Dia. moo tax ma bañ a dugg ci détail boo xam ne loolu te yaakaar naa ne sa 2e émission dinaa la orienté si koo xam ne tey ci famille bi la bokk te ku ci am taxawaay la dina la mën a gën a leeral ba nga xam ne tey ñi dëkk Kër Massar aussi tey dëkk fi yàggul war nañ xam historique bi officiellement mais comme man xale laa te am na boo côté boo xam ne fa laa féete dama ciy bañ a sori bu baax mais yaakaar naa ci sama morom yi jàng ak ñoom mag yëpp xamoon na ne au niveau de l'école élémentaire amoon na benn texte bu naan benn éducation civique bu naan def historique Kër Massar yaakaar naa ne bu ma li ma wax am na ñoo xam ne tey di leen fàttaliku vraiment kii texte bu bien bu daan jàng boo xam ne bu ne éducation historique Kër Massar enseignants yi defoon nañ texte boo xam ne c'était unanime te ñëpp d'accord nañ ci loolu xañ na xam nañ am na ñoo xam ne di leen ko fàttaliku ba xam naa ne au fur de sa émission yi di nga am ñoo xam ne di leen la ko liiral quoi. Après bi nga amee sa premier mandat j'espère bien que mi ngi jeex à 2001 da nga dellu si waat ci boppu commune bi yaa ngi ñëw en 2009 jusqu'à 2014 mais lan moo la gën a poussé nga gëm ni Kër Massar vraiment ba léegi seen kóolute des na ci man. waaw man Kër Massar man fi laa juddoo bon lu ci bari gannaaw yàlla wax dëgg yàlla ci man la jaar loolu moom wax dëgg yàlla mënu ma leen fay nag di leen sant bu baax. Bon bi ñu fi nekkee maire bon après régime partage daanu je pense que noonu Abdoulaye Wade ñëw dafa def ñu délégation spéciale ñu dem toog mais may fàttaliku rek wax dëgg yàlla bi ñu lettre bi ma Abdoulaye Wade bindoon pour wan rek cofeel bi moom ndax moom tim su ma dellu si waatee ci moom suñu papa yi dañ ko jox tool fii ndax mu layoo contentieux bi ma doon wax Papa Fatou Sow député moom la doon moo doxoon diggante suñu papa yi ak Ablaye Wade Baye Dolla Sow moom ma jur tey Fatou Sow mii tey Ablaye Wade nekk nag am reconnaissance tey suñu papa yi di cotiser kenn ku ne 1000 francs sama papa doon trésorier bi ñu paree muy war a plaider dossier Kër Massar ak lébu yi si lañ ko dagg la ñu cotiser kenn ku ne 1000 francs après ñu xalaat ne loolu tuuti na si lañ ko daggalee benn toolam bii am na loo xam nag moo ko jënd boole ko ci waaye li ci ëpp tey moom dañ ko joxoon en guise de reconnaissance bon
léegi nag ñu nekk délégation dem toog parce que délégation que c'était pour l'ensemble des communes avec l'arrivée donc du PDS c'était un peu difficile xam nga les élections locales là c'est un peu compliqué c'est division mooy indi yenn problème yi bon biñ ci yàlla jëlee ci père yi tam gëm nañ yàlla toog mais am nañ contentement ndax benn conseiller boo xam ne ci PDS la woon nekkoon ci ak nun moom moo nekkoon maire muy Gamou Boye kon day mel ni xam te yàlla continuité la pendant donc 6 ans mu nekk ko ba bi ñuy waree taxawalaat Benno Siggil Sénégal ma fierté moo di c'est des gens qui sont venus des partis me trouver chez moi man ma représente parti socialiste ñeneen ñi aussi kenn ku ne ñëw ne man dem naa sama parti nee na naa ñëw seet si la man maa représenté PIT muy Omar Sylla maa représenté PDS ndam si yàlla maa représenté AFP ndam si yàlla Bié Samb yàlla na ko yàlla yërëm maa représenté yeneen parti yëpp ñuy constitué maanaam yi def mbooloo mi muy Diène Coumba Ndiaye ak Ousmane Diagne yooyu yëpp ñu dajaloo constitué le Benno Siggil Sénégal chez moi di def réunion yi te maa ngi fàttaliku la ma leen waxoon ba ñuy dem ma leen nañu ànd maa yéen dem ci terrain bi campagne bis boo leen déggee nit wax na ma lu bon rek man te muy dëgg bu ko rek ma bàyyi yàlla dimbali nañu dem nañu foo dem tim am nañu reconnaissance yi noonu parce que population boo leen defalee lu baax deen ko bàyyi xel noonu laa àndee ak ñoom ñu campagne yàlla dogal na ñu gagné bu rafet parce que tey sur les 61 bureaux de vote presque on avait gagné l'ensemble des bureaux boobu des ay deux bureaux waaw confiance boobu continuer bi ñuy paree ñu dajewaat aussi en conseil municipal la reconnaissance la bi ñu amoon ñu manifesté waat ma ko élire ma maire muy lu ma sant yàlla nag muy 2009 ba 2014. waaw mën nañu wax tuuti ci secret stratégie bi nga tegoon parce que nga nekk ci boppu dëkk nga daal di fay jógee keneen ñëw toogaat ba mandaam jeex ñu reconduiraat la stratégie bi nga tegoon stratégie bi nga adopté woon carrément pour convaincre la population bi. non mais xam nga mais boo xoolee c'est la mouvance bi tanew moom moo jógoon soo xoolee bi ñuy nekk maire mooy bi Khalifa Sall di nekk maire de Dakar Benno Siggil Sénégal ba Khalifa bi naan campagne di dox def proximité da ngaa dégg maanaam je serai le maire campagne loolu wax ànd ak nit ñi di dugg ci kër yi di proximité et effectivement on la na def parce que amuñu woon yooyu moyen dañuy demoon ci nit ñi fàttali ko aussi lañ leen defaloon am reconnaissance noonu du ñu xas kenn du ñu wax kenn lu ñu warul wax yaakaar naa ni ba ñu yàlla jëlee ci maire bi tam yow mii laa gis nga ma forcé ma xam tam pour obliger ma def mais am na yoo xam ne je ne peux même pas en parler parce que histoire mooy wax am na loo xam ne jarul yàkkamti day fegal boppam teguñu stratégie bi ñu teg moo di nit ñi ils ont été reconnaissants envers noonu lañ leen defaloon tey ñu ànd ak ñoom def suñu kantalaay kattan nag aussi yaakaar naa ni de 2009 à 2014 am na lu ñu fekk mais am na lu ñu fi yokk bu baax a baax ma nga xam ne tey buñ fi jógee tamit dañuy xam ne li tax ndax maire yi liggéey du tax nga toog maire yi ñàkk liggéey aussi du tax nga jëgale ci maire yi y a des maires aujourd'hui qui n'ont rien fait et qui peuvent être réélus kon li ñu ko ñàkkaloo xam nañ ko duñ ko wax mais yaakaar naa ne ñu ku ci taxawoon ci loolu tamit bàyyi na la ak sa conscience mais ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw sa xam nga bon ñun ñu ngi ci parti socialiste Khalifa Sall aussi on considère que sama xam-xam ba tey mi ngi parti socialiste am na ay problème ba ñu exclure ko en tout cas man bokk naa si nga xam ne je prône pour l'unité parce que l'unité moo ñuy may li ñu bëgg te yaakaar naa ne je suis à l'aise te buñ ko nit ñi seetaane tey di am ñoo xam ne ay grands responsables yoo xam ne xam nañ ne ci loolu laa dox loolu laa bëgg parce que doole ànd mooy doole tàggali ko du ñu may dara actuellement. xam benn anecdote rek loo xamante ni soit si mairie bi nga ko dund wala sa dund sa biir yow loo xamante ni ba léegi mi ngi lay marqué quoi moo xam côté positif ou négatif loo xamante ni mi ngi ci yow ba léegi mi ngi lay marqué. non en fait man soo waxee man yaakaar naa ne léeg-léeg ma dem ci benn xew ñu wax fàttali ma loo xam ne wax fàtte woon naa ko. ma wax ne temps yi dama àndoon nag sama benn agent ñi dina ñaanal sama doom jabar ñi dem ci kër gi di pour waxtaan ji bi ñu jub see ci kër gi ñu ne mu dugg man xaw ma ñu ne kii kër gi day yaa fi dugal ndox parce que on a tout fait pour les branchements te man mosuma dem ci kër gi léegi bi ñu toogee ak papa ji di waxtaan loolu la jëkk andi
donc jàppale daa ko te man xaw ma donc lu ma def lu baax sax bëgg ma ko sax xam parce que tim loolu mu la ñu yare kon ak leneen mais aussi comme boo ma waxee comme pour la Sotrac aussi dama naan sant yàlla quand j'étais receveur ñu woo ma dama ma xëy di liggéey ak Guédiawaye ñu ne ma suba tu es convoqué à la direction générale man la laa def man kon ba ñu tam xaw ma donc toute la nuit j'ai pas dormi parce que pour man j'ai fauté et je dois être licencié ma xëy dem direction ba nga nekk rue de Bayeux à la porte on a donné des instructions ma ñëw ci bunt bi ñu présenté wu ñu ne ma demal ci secrétariat ma dem secrétaire bi woo directeur bi tam si yàlla Ibrahima Ndoye il est décédé wax ko ne ko le receveur Mbacké Diop mi ngi fi mu jox ma téléphone mu ne ma demal lijjantil ma kër waa Sotrac yi ba ma ñëwee ci direction ba léegi ku ma fi recevoir damay wax ne amuñu kër et il paraît ils ont des terrains à Kër Massar il peut pas régler ça demal nga lijjantil ma loolu il m'a même pas reçu instruction boobu la ma jox may ma doole ma dem ci préfet dem ci waa Kër Massar dem si yàlla am ku ci fa amoon terrain waxtaan ak ñoom ba tey aujourd'hui tey de nangami hectares tey y a 26 hectares yoo xam ne c'est la Sotrac loolu muy sama fierté te àndaan ceeg ñoom ba kenn ko yaa ngi fi dëkk tey ma sant yàlla ak yàlla leneen loo xam ne mën nañ ko waxtaanee lenn nag loo def nag ci lu baax du yow yàlla la kon am na loo xam ne des côtés positifs mais aussi il faut reconnaître aussi il y a des côtés négatifs ku gérer dara dina am lu biti parce que mutation yi xale ngeen gis ngeen maire bi ni mu nekkoon ak am na ko je veux même pas expliquer mais xam nañu ne tey am na fu ñu jógee ba am na fu ñu teg te du ngeen ñaan yàlla aussi ku mu mën a doon ku fi yàlla teg tim nga yokkaat Kër Massar nëpp te mu nekk aussi dans la concertation. waaw parce que wax dëgg yàlla waroon na mën a gën a nekk ñëpp ñu ànd bokk day bokk bàyyi kenn ku ne expérience ba nga am bu ñu ko ci boolee yaakaar naa ne Kër Massar dina avancé maa ngi sa leen di sant bu baax. mën na ñëw mot de la fin bu fekkee am na loo xamante ni waroon naa la ko laaj te ñëw mu ci ak nan nga gisee Proxi TV fii. waaw loolu moom man commencé naa ko wax ko ci dëgg man c'est la première fois xañ na ma dem jokkoo ak ñoom waaye aussi sama fierté comme li wax mooy li mu nekk tim yow ça pouvait être un autre mu dëkk même Dakar ñëw di liggéey ci Proxi bu ñëwee aussi xañ na dinaa ko recevoir dinaa waxtaan ak moom mais mu nekk doomu Kër Massar mo parce que c'est à Kër Massar même que la télé donc mooy télé Kër Massar la donc maa ngi leen di exhorter la direction ñu gën a dugg ci nit ñi approprié wu nit ñi bon ñun neen lu ñu xam dañ leen ko wax mais da leen a boole aussi ak ñeneen ñi xam ne nekk na ay Niakoulrab ak Tivaouane Peulh ak ñeneen yëpp ba nga xam ne dina nekk réellement suñu télé et puis ñu ñaan yàlla fépp fu Walfadjri egg wala Sen TV ak yeneen télé TFM ñu ñaan yàlla Proxi aussi egg foofu mais fekk aussi les intérêts de Kër Massar ñoo ci jiitu mu nekk njariñu Kër waaye nekk njariñu Dakar ak njariñu Sénégal gi yëpp en tout cas ci gàttal daal maa ngi sant bu baax leen maa ngi leen sant maa ngi lay ñaanal yàlla aussi ci démarrage bi nga démarré di doomu Kër Massar ku la xam ci animation xam ci taxawaay le choix que la Proxi am ci yow ñu ngi ñaan yàlla mu nekk un succès éclatant au bénéfice de la population de Kër Massar maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah. voilà yéen mbokk yi comme ni ngeen ko gisee j'espère bien que juumuñu ci choix bi il est toujours égal à lui-même ni mu meloon démb noonu la mel tey du changer di ko ñaanal yàlla moom it moo xam li nekk ci carrière am di nekk taalibe Cheikh ki mooy Mbacké Diop dootuñu leen ko présenter di remercier chef d'équipe bi ma àndal l'infatigable laa koy tudde Ndoye caméra bi cadrage bi rafet na mënuma terminer émission bi te du ma remercier ku mel ni Al Amin ku mel ni Modou Ndiaye Samba Diallo ak le président boutique bi Big Man kon donc nii lay demee émission bi mi ngi daw tous les 15 jours ngeen xaar ma aussi dina seeti ñeneen ak comme ni ma leen ko waxoon ci bande-annonce bi kon donc maa ngi leen di wax d'ici 15 jours merci